Assam Kanaga. Apo. Hey. Au drapeau. Nous saluons la police. Merci mon adjudant. Merci le lieutenant de la police. Merci monsieur le maire. Merci les invités. Merci son maire. Le président de tous les délégués de quartier. Jërëjëf. La police way. La police nationale. La police de la nation. Voilà. Ensemble. Apo. Parlez-vous. Rompez les rangs. nee na ci beneen jamono la nekk de. ci jamono ji la nekk. nee na ba mu ñëwee ci Sénégal fii li tax mu ñëw Sénégal nekk Sénégal muy sëñ Seydou Nourou Tall nee na nekk na ak sëñ Tall 17 ans nee na sëñ bi moo ko yónni ci sëñ Babacar Sy yenn saa yi sëñ Babacar Sy yónni ko ci Seydou Nourou Tall nee na cëy xam naa nag maire bi am na chance lool nee na maire bi Birame Souleye mi am na chance trop nee na am na chance wax naa ko keroog bu ñëwee ci suñu amoon jigéen nee na wax na ko keroog ba muy ñëwee ba ñuy sampal Macky Njegéen mii drapeau nee na wax na ko foofu man na ko fii de nee na ko ne fii de benn guy bi nekkoon fii am na guy gu nekkoon fii Thierno Mountaga Tall nee na Thierno Mountaga Tall ci boppam su jógee Louga bu musaan jógee Louga foofu lay dal foofu lay dal moom ak Seydou ñoo bokk benn baay nee na kooku ak Seydou Nour ñoo bokk benn baay parce que seen baay Cheikh Oumar moo ko jur ndax seen baay Cheikh Oumar moo ko jur kon bu ñëwee foofu rek lay yem ci si amoon jigéen nee na bu ñëwee foofu rek lay yem foofu laa ko doon fekk nee na foofu la ko doon fekk jamono boobu nee na jamono yooyu bu soo gisee man nag ci beneen jamono laa nekk nee na boo gisee muy wax ci beneen jamono la nekk parce que jamono boobu nit ku ñuul amul doole nee na jamono yooyu nit ku ñuul amul doole ñun jamono boobu amul doole de nee na jamono yooyu nit ku ñuul amul doole de amul baat parce que man Seydou moo booleeg Senghor nee na Seydou Nourou Tall moo ko booleeg Senghor moo nekk fii maire de Thiès mu nekk fii maire de Thiès moom Senghor mooy premier maire bu Thiès dafa ma yaatal lool nee na Senghor yaatal ko lool parce que audience am sax maa koy yor nee na ay audience am sax moom moo ko doon defar moo ko doon joxe soo gisee ma ne maire bi am na chance boo gisee mu ne maire bi am na chance Birame Souleye wax naa ko ma ne gën naa génn de nee na moom gëñ na génn de ndax ku am 105 ans di génn ba tey kon comme
Macky Njëgeen comme Macky Njëgeen ci boppam comme ci famille Cheikh Omar la bokk comme ci Cheikh Omar la bokk li ma yee ba naa tey dinaa génn ne tey de dana génn képp ku bokk ci yoonu Cheikh Omar loolu moo tax keroog ñu génn nee na loo tax keroog mu génn ci Macky fee moo tax mu génn tey loolu moo tax ma ne ko kii loo tax mu ne kii maire bi am na chance de am na chance de encore mu bokk foofu ci famille yi bokk encore ne rax ci dolli mu bokk ci famille boobu kon yàlla mun na ko aar kon yàlla aar na ko ba pare aar na ko bu yàgg fii nag tey nee na fii nag tey ki ñu jox ndomb dëng de chef de quartier kii ñu jox ndomb mu takk ndombo chef de quartier fii ci ZAC bi man alal du ko tax ma di xool nit wala daraja yar ak tegi rek laa xamee si nit nee na moom du xoolee nit daraja du xoolee nit dara moom yar rek lay xoolee nit parce que gay ku yaru la nee na gay ñii sam bal drapeau tey ku yaru la ku yaru la ku yaru la loolu moo tax nee na looloo tax su ma déggee affaire yooyu ma damay jëm de moo tax ba mu dégg ne dañ koy installé tey mu ne fu ma jaar dem mag la sonn naa yaram wi neexul waaye fu ma jaar dem ndax yaram loolu moo tax ma ne maire bi ku am chance la moo tax tam mu ñëwaat ci maire ba tey di wax maire bi ku am chance la man nag tey nee na moom nag tey doole bi néew la kon aussi xel bi des na de nee na doole ji néew na de waaye xel maa ngi fi ba tey li ma xamoon démb ak barki démb yëpp maa ngi ko wax neen li mu xamoon démb ba muy tuut tànk ba tey 105 ans ba tey mi ngi fi fanal ci France bi tey nee na place de France bii tey dafa am jamono dañu war a recevoir foofu Senghor am na jamono joo xam ne dañuy waroon recevoir foofu Senghor kon ñun ay gopp lañu am na di béy foofu ñax na nee na boobu foofu yëpp ñax la ay gópp la ñu yoroon ñoom ñii di béy foofu pour di recevoir Senghor pour recevoir Sénégal xoolal tey Senghor pour recevoir Senghor ay gópp la ñu doon jël place de France fee di béy foofu yëpp ñu fàq ko pour Senghor pour mën a recevoir Senghor boobu yàgg na Senghor mos na ma wax mu ne ma Senghor mus na ko ne monsieur Kanté monsieur Kanté mu ne ma nit ku ñuul dana mos a am doole nee na Senghor mus na ko ne nit ku ñuul dana mës a am doole ma ne nit ku ñuul dana am doole ah ma ne ko ci lan mu tontu ko ne ko ci lan jamono boobu gouverneur Colombani moo nekk Saint-Louis nee na boobu gouverneur tubaab moo nekk Saint-Louis moo couvrir ABF yëpp moo couvrir AOF yëpp bi may wax loolu nee na lu tax mu wax loolu moom Senghor bi may wax loolu Senghor ba mu koy wax loolu mu ne ma nit ku ñuul daa mos a gis nit ku ñuul nekk gouverneur nekk commandant nekk lépp nee na daa nga gis ci kanam nit ku ñuul dana am ndomb tànk yu bëree bëri li tubaab yi am ndomb tànk bu tubaab am nit ku ñuul dana ko mës a ami Senghor am na xam-xam nee na Senghor am na xam-xam li ma mosoon wax yëpp gis naa ko nee na Senghor li mu ko mosoon wax yëpp gis na ko loolu moo tax yéen ñii nekk fii tey moo tax yéen ñiy nekk fii tey ñii Abdou ak Gora Ndiaye ñoom Gora Ndiaye ak ñoom président sëñ Amdi Moustapha ak délégué quartier yëpp man délégué de quartier yi ma yàlla booleel am naa chance lool ci ñoom nee na moom chance la am moom mi jiite délégué quartier yi ndax ku jiite ñetti commune yëpp délégué yëpp plus de 80 délégués nga nekk seen président def naa kontaante rek la amul ku ma si mos a werante nee na mus cee werante kenn benn délégué ñoom ñëpp ñu ngi fi nee na délégué yëpp ngi fi ñetti commune yëpp délégué yëpp ngi fi mosuma werante kenn mus cee werante kenn loolu moo tax ñoom rek laa bëgg moo tax moom xolam yëpp ci délégué yi la ko def délégué yi jaral nañ ko lu ne bëgguma ko laal délégué de quartier de nee na waaye bu kenn laal délégué quartier de nee na monsieur le maire bu laal délégué quartier de xam man yàlla dimbal na ma encore mais yi ma am yëpp dëgg suma njaboot lañu suma sët lañu suma doom lañu mu ne moom yàlla da koo jàppale ndax maire yi mu am yëpp njabootam la ay doomam lañu ay sëtam lañu
ñoom ñëpp ci njabootam lañ bokk. dañ ma ruus lool. may nañ ko cër rus nañ ko may nañ ko teggit. loolu moo tax ñoom seen bopp ne maa ngi leen ñaan ci suñu borom yàlla na yàlla aar. moo tax monsieur le maire ak sa cabinet yëpp mu ngi leen di ñaan yal na leen yàlla xam nga gunge. njaboot si ay zabaay nee na njaboot sëriñ bii doon waxtu léegi di ñaan ay zabaay sëriñ Ndiaye Dabaay kooku nit yàlla la. nee na kooku nitu yàlla la. bu may ñëw ci moom nee na ba muy ñëw ci moom nitu yàlla la. xam na ne xel ki nitu yàlla la. jamono boobu benn fonctionnaire bi ñuy wax Abdoulaye Sy nee na jamono jooju benn fonctionnaire bu ñuy wax Ablaye Sy ñun suñu wàccee chemin de fer rek foofu lañ jëm ci. ñooñu bu ñu wàcc musaan wàcc chemin de fer rek ci sëñ bi lañ jëm foofu. waaw ci rom day waliyu la. nee na ah kooku waliwu la de. man ñi ma yàlla fekk doon ci jamono ma di xamee ñoom ñëpp duñu sëriñ ay waliyu lañ. nee na moom ci jamonoom sëriñ yi mu dajeel yëpp du ñu ay sëriñ waaye ay waliwu lañu. loolu moo tax délégué de quartier ma fekk fii. moo tax délégué quartier ñi nga xam ne moom la fekk fii. yéen wuy si gay yéen wuy si gay. ñu wuy si gay. ah man na ñëw naa boole naa ànd naa ak ñoom. nee na moom it ñëw na moom du nekkul ci commune bi waaye dafa jiite délégué yi nekk ci ville bi yëpp moo tax mu ñëw. xam nga monsieur le maire soo gisee man am na chance. boo gisee mu ne monsieur le maire am na chance. ma nekk baayam bokkal ci suñu amal njëgën. nee na bokk ci sëñ Amadou Baro Ndiéguène. man ñu baayam bokk ci famille amal njëgën. nee na waajuram bu góor bokk ci famille El Hadj Amadou Baro Ndiéguène. moom la tey yàlla dox nii. tey yàlla def ko premier magistrat bu commune Thiès Nord. ah man damay bokk rek ci ñaan ñaanal ko yàlla na ko yàlla teg. nee na munul lu dul ñaanal la ndax yan bi woyof. Gay kontaan naa trop nag Gay. nee na gay kontaan na trop ci bés bi tey am na yar amal tegin. ndax sa yar sa teggin. si Abdou Gora Ndiaye. nee na ñoom Gora Ndiaye ñu yor association de la ville bi bu commune bi ak ñoom si Abdou. ak ñoom sëñ Amdou ñoom Jili Ndiaye. tey nag suma xarit bi suma àndandoo bi mooy Ndiaye tey dafa xaw a feebar bi. Mamadou Ndiaye Mamadou Mar Ndiaye moo toog nii sama wet moom mooy secrétaire général des délégués quartier de la ville moo toog nii dafa xaw a tawat tuuti fu muy dem nag moom mooy moom rek. fu muy dem nag moo ko yóbbu ndax mooy secrétaire général am kon sëñ daal ñu ngi lay ñaanal tawféex. yéen ñi mbooloo yi ma fekk fii. nee na mbooloo mu fekk fii maa ngi ñaan ci suma borom. mu ngi ñaan ci borom bi ak yi ñu leen ñaanal. ak di leen ñaanal. maa ngi jël kaddu ci turu promotionnaire Amadou Gaye bokk ak ñoom école des infirmiers d'État àndal liggéey ak moom ci administration pendant plus de 30 ans maa ngi wax itam ci turu ñoo xam ne dafa liggéey ak ñoom ci plan international ak yeneen collègues yoo xam ne liggéey na ak ñoom ñu nekk fii ci biir assemblée bi kaddu sant suñu borom parce que lu mu am tey dafa mel ni ñun ñoo ko am liggéeyal administration ba dem retraite ñu wóolu la nommer le délégué de quartier ça signifie que tu n'as pas encore terminé c'est liggéeyal sa réew yaa ngi continuer di ko wéyal mais profil boobu nit ñi gis ci Amadou Gaye yaakaar boobu ñu gis ci Amadou Gaye dafa am jaar-jaar dafa am fu mu jaar ba loolu mën a feeñ ba nit ñi gis ko am confiance ci moom Amadou Gaye mooy kan Amadou mu ngi juddu en 1955 à Darou Mouhty. C'est là-bas où il a fait l'école primaire. Après l'entrée en sixième, il a fait le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, la defee
le concours d'entrée à l'école d'État, à l'école nationale des infirmiers et infirmières d'État du Sénégal. Waxtu boobu l'école n'était pas simplement nationale parce que beneen nationalité doon nañ fa ñëw maa ngi fàttaliku ne amoon nañu ñeenti français yu bokkoon suñu promotion. Amadou am diplôme en 1976 ñu affecté ko dans la région du Sine Saloum, actuelle région de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine. ñoo bokk note d'affectation bu ñu yóbboo Kaolack mu nekk région médicale déglu leen ma bu baax de ndax Amadou bu ñu ñëwee Kaolack ñu ngi tombé lu ñu tuddee le projet de santé de base. délégué bi aussi dañ ko élire waaye moom jëfam ci quartier bi jiitu nañu koy nommé ndax ku fi nekk rek jëflante na loo xam ne lu rafet la ma doon nag jël sama intervention ci ñeenti axe maanaam ñeenti ponk bu njëkk bi damay wax ci conseil de quartier bi nga xam ni maa ko jiite et moom itam mars 2007 lañ ko créé composition bi mooy am na bureau am na aussi lu mat fukki commission ak benn am na commission communication am na commission féminine am na commission sécurité am na affaires religieuses am na jeunesse sport loisir finance éducation santé sociale affaires juridiques religieuses ak comité de sages kon quartier bi conseil de quartier bi fukki commission la ak benn mën naa ni conseil de quartier nag mooy gouvernement wu quartier bi mooy conseil municipal wu quartier bi ndax fi la ñuy taataane jafe-jafe yëpp itey quartier bi yëpp conseil de quartier bi moo ko war a saytu dox ko yàlla def na nag bi ñu ko créé en 2010 mbas mi ñëw comme ñun ay mag lañ te dañoo ragal affaire bi moo taxaw ñu làqatu ba fan yii rek incha allah yëkkati nañ ko fas yéene nañ redynamiser ko ma convoqué incha allah tous les présidents de commission rencontrer le monsieur le maire parce que keroog bi fi cabinet yi sax abordé nañ ko incha allah dañu ñëw contacter ko et seet aussi ñi nga xam ne ci dëkk bi am nañ conseil de quartier yoo xam ne mu ngi dox ñu def fa visite seetu leen ba xam ni ñu doxal loolu aussi fas yéene nañ ko def incha allah fan yii rek comité conseil de quartier bi dina yëngatuwaat comme ça commission yi mettre en place ñu def un programme d'action parce que loolu la parce que conseil de quartier day am programme d'action boo xam day am activité yooyu nag moom lañ déroulé su ko defee présenter ko le maire pourquoi pas les services décentralisés même de l'État parce que dëkk bi am na ay services décentralisés kon conseil de quartier bi aussi war na dox loolu service technique yi fi nekk conseil de quartier bi dem ba xamante ak ñoom parce que am na ci domaine yu bëri yoo xam ni service de l'État mën nañ ci dimbale loolu daal mooy li nga xam ne bi moo doon affaire conseil de quartier bi deuxième axe intervention mooy résident yi maanaam ñi fi dëkk ñu ngi leen di sant bu baax a baax di xamal monsieur le maire ni nit ñu baax ñoo fi dëkk nit ñu yiw ñoo fi dëkk ñu responsable ñoo fi dëkk ak ay kilifa yoo xam ni ñu ngi fi ñoo xam ni ils ont servi dans l'administration pendant 40 ans man def naa 40 ans administration de retraite te samay morom rek a fi nekk ñu ngi saluer aussi la présence de monsieur le ministre gouverneur de la BCEAO Ablaye Diop mu ngi ci jotaay bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di nuyu ilimaan aussi imam kii Mbaye Khalifa Mbaye di nuyu aussi ñi nga xam ne bii di xamal monsieur le maire ni quartier bu ndaw la mais am na ay potentialité nit ñi aussi ñu baax fi nekk et nit ñoo xam ne aussi ñu ngi déggoo ñu ngi dem lente ci xewu bànneex ak xewu naqar di solidariser wu te incha allah bu ci daanamee di ci xam dara léegi aussi moo bëggoon a ñëw ci ki nga xam ne kii nag mooy aussi ñu voisinage bi parce que waxoon naa Amadou keroog nañ ko yëgal les pédagogues yëgal ko waa AFTU yëgal ko seen Iran ndax ñoom ñëpp suñu partenaire lañ bu ko defee ñoom itam ñu ñëw ci travail bi yaakaar naa ni ñëw ne su ko defee installation bi aussi ñoom ñu fekke ko parce que ñoom aussi dañuy collaborer ak ñoom et léegi nag moo bëggoon a ñëw ci maanaam l'homme Amadou Gaye man mën naa wax ci famille bi
son grand frère Nalla Gueye ma nga fële ci gannaaw man mën naa wax ci famille bi ndax 69 laa ko xam ça fait 53 ans sama papa nekk fa chef arrondissement Darou Mousty booba lañ xamante ba nëgg ñu retrouvé wu fii waaye na ma ko xamee boobu ba léegi doon laa ko xamee mën naa wax ci famille bu baax a baax a baax naa la maa gën a mën a wax ci famille bi di sant sa daam Aïdatu Fatou Gaye jigéeni koñ bi yëpp fii la ñuy daje moom avant muy nekk délégué de quartier jigéeni koñ bi yëpp fii la ñuy daje Amadou nekk fi wala mu bañ fi nekk jigéen ñi fi la ñuy daje la ñu bëgg def ko fi jigéen ñi aussi ñu ngi fi waaye ñëpp nañ xam ni man ñëpp laay waxaaleel li jigéen ñi ak jigéen ñi ak jeunes yi ak ñëpp ndax conseil de quartier bu jógee di wax rek ñëpp la waxal jigéen nañu xam ni gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax madame Adja Fatou Gaye ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci turu jigéen ñi gis nañ taxawaay bu baax a baax a baax ba ci doomam ji di Bastien ñoom ñëpp am na loo xam ne seq nañ ko ak ñoom ci ay teranga Amadou Koy amul kum seqalul fii teranga waaw dox na guddi dox na bëccëg perdre na temps di ko sacrifier pour quartier bi kon lii jomb ko yàlla na oyof ci moom di wax itam ni à son actif monsieur le maire am na ay réalisations yu bëri yoo xam ni c'est à son actif mën naa ci citer rapidement rek ay autorisation de construire yoo xam ni délivré nañ ko balisage jaune bi ay carte ay réserve moom moo ko dox choix des sites religieux moom moo ko dox le transport parce que car yi bu njëkk fële lañ daa taxaw ñun ñoo lijjanti ba car yi di dugg ci biir loolu yëpp dañ koy dox délocalisation wu carrière bi ñun ñoo ko dox ci kanam ci kanam résultat RSE mooy même entreprise bi ñëw bu njëkk sax entreprise bi fi ñëw fon yi am na loo xam ne dox na ko ak ñoom dans le cadre de la RSE ba am na loo xam ne promettre nañ ko sur le plan scolaire avec la collaboration mu collaborer ak ñëpp na les sous-préfets le sous-préfet les autorités administratives ak ñëpp kon nag moom il a le profil il a les compétences te dox na koy def kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla oyofal yan bi jaay seedi judo loolu daal la bëggoon wax ci lom parce que man xam naa ko baax a baax a baax doomi ñaay nag doo ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal gudd fan loolu daal la bëggoon wax ci maintenant pour revenir sur monsieur le maire maa ngi lay féliciter bu baax a baax a baax di féliciter monsieur le délégué c'est la deuxième fois le 22 mars bi équipe am ñëw na fi rencontré ñu boobu dafa am lu mu dégg ci problème sécurité du sécurité tax banditisme la léegi ndax nit ki bu fekkee daf lay fekk sa kër yee la yéeg sa kaw étage jël say xar wala mu yee la fekk la si biir néeg am na loo xam ne kenn mënu ko wax am na famille boo xam ne dañu fekk seen biir intimité ñun di soxna si jógal woddu mu soxla si jóg woddu ñu braqué leen sàcc seeni oto ah kon loolu léegi dootu cambriolage loolu banditisme la kon nag monsieur le maire problème ZAC bi 1 sécurité problème 2 sécurité problème 3 sécurité ñun daal secteur actuellement mooy suñ préoccupation di wax aussi ni ñun ñu ngi ciy dox ndax sécurité yaay commencé ci bopp ñun nag sur le plan primaire maanaam li nga xam ne borom kër bi moo ko war a def pour sa sécurité ñu ngi koy def sécuriser nañ suñu kër am nañ ay grille am nañ alarme am nañ dispositif sonore am nañ dispositif lumineux am nañ ay caméra de surveillance yooyu yëpp ñun ñoo ngi koy def kon nag loolu ñun xam nañ ne sécurité bi ñun lay commencé te dox nañ ko le prix secondaire mooy li nga xam ne bii nag maanaam service de sécurité ñoo secondaire service de gardiennage fan yi dox nañ ba am nañ service de gardiennage ba suñu relation ak ñoom avancé na lool monsieur Niam yi ñoo ko doon dox ñu ngi ñuy taxaw ndax fan yëpp nelawuñu ba yàlla def na monsieur Niam yi di ko dox ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax dama bëgg moom ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax monsieur Niam foo monsieur Amadou nekkee ci kanam mi ngi ci wetam di ko jàppale bu baax a baax a baax service de gardiennage bi moo ko dox ba fan yi incha allah dinañ commencé nañu adhéré lu mat 120 personnes adhéré nañu fi mu nekk nii lu mat 120 inscrire nañu lu mat 50 joxe nañ seen adhésion monsieur Ndiaye je crois que mu ngi fi mooy jiite maison de gardiennage kon loolu ñoo ko jël suñu bopp. léegi nag 3e niveau bi mooy les autorités
ñun li ñu mën mooy defar suñu kër barricade wu une maison de gardiennage li ci des nag c'est l'État c'est régalien kooku ñu ngi koy dis monsieur le maire ak monsieur le sous-préfet ak le préfet ñu jàppale ñu ci monsieur le maire lépp loo xam ne aussi parce que y a la police municipale la police municipale c'est une compétence dévolue au maire kon nag maire aussi sur ce plan là nañu jàppale mooy seet nu mu koy mane souvent day subventionné ñun dañuy subventionné wala daf ñuy appuyer wala avec les ASE moo xam daal naka lay def ba loolu nga xam ne bii daal bëgg nañ ko yàlla defal ñu ko. ma doon bëgg a wax maire aussi ni ko ñu ngi koy féliciter keroog bi fi équipe bi ñëwee am na lu ma leen wax nee naa leen yéen ñëw leen fi def campagne on a sanctionné une équipe wax naa leen ko keroog on a sanctionné une équipe te dafa am ñu sanctionné leen léegi mentalité citoyenne moo am mentalité politique amatul ñun ñi léegi dañuy xool koo xam ne mi ngi dox seen soxla ñu jàppale la kon nag ñoom bi ñu fi ñëwee keroog dégg nañ loolu man ni on a sanctionné une équipe yéen on vous a pas élu mais on a sanctionné une équipe kon na nga góorgóorlu ci bu baax a baax a baax sa cabinet bi keroog bi ñu fi ñëwee li ñu wax mën nañ ko dégg bu baax a baax a baax parce que ñu ay mag lañ def nañ 40 ans dans l'administration mais équipe bi ñu fi yónni mu premier adjoint au maire les 4 adjoints maires les chargés de communication échangé nañ bu baax a baax a baax et je sais que yow vous êtes en avance parce que li ñu wax keroog dañu maire déjà il a maîtrisé la situation parce que zone bi xam na ko bu baax a baax a baax avant muy ñëw amoon nga ay ambition jël nga ay drone surveiller et superviser la zone identifier pratiquement toutes les infrastructures kon mel na ni fi mu nekk nii donc vous êtes un peu en avance sur programme kon nag ñu ngi lay naan ambition bi ko yàlla na ko yàlla àggal ak jàmm man nag benn triptyque rek laa lay wax triptyque mooy ñetti baat la quotidienneté maanaam ku dem mairie na leen fa fekk deuxième chose mooy proximité ngay ñëw ci nit ñi di xam li fi xew man de def naa 10 ans musuma gis maire bi fi jóge musuma ko gis man te maa ngi fi yow nag en l'espace d'une semaine ñëw nga fi ñaari yoon kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax wax naa leen keroog aussi ni leen am na lu ma remarqué loo xam ne su ma gisoon maire dina ko wax maire de ville waru ko fi na njëkk te maire de ville ñëw na fi te la nature a horreur du vide kon nag dama bëgg aussi sa taxawaay mu gën a ñëw parce que ki commencé loolu léegi xëy na ëllëg mën na fi ñëwaat kon nag comme yow fii sa zone la kenn waru la fi jiitu troisième point bi ci triptyque mooy écoute wax naa quotidienneté mooy nga jege nit ñi proximité nga jege leen bi ci mooy écoute le sens de l'écoute maanaam nga leen di déglu doo mën a régler lépp parce que régler lépp moom yàlla suñu borom rek ko mën waaye nag bu fekkee itey quartier bi mu ngi tàq ci sa nopp nga koy déglu am na sens de l'écoute yaakaar naa li nga am yëpp di nga ko bëgg ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax di la féliciter di xamal ne la quartier bi aussi dinañ la jàppale parce que am nañ fi ay ressources ku mel ni ko am monsieur Ablaye Diop ancien ministre de l'économie et des finances gouverneur de la BCEAO des préfets des sous-préfets des professeurs d'université quartier bi am na potentialité vous êtes un jeune maire avec des ambitions dans un quartier de potentialité kon yaakaar naa ne cette mission mën nga ko am quartier bi am na bu baax a baax a baax a baax ay potentialité dans tous les domaines te aussi am nañ ay entrée bu baax a baax a baax parce que fii tey am na fi ñoo xam ni mën nañ woo ministre de l'intérieur léegi am nañ ñoo xam ne fi mu nekk nii mën nañoo woo président léegi te ñu ngi ci quartier bi kon nag loolu ma lay xamal ni kon dëkk nga ak ñoo xam ni wax dëgg yàlla aussi ñoo am taxawaay lañu am nañ chance aussi nga wax dëgg yàlla nga nekk fii parce que ñun tam ci ñun nga nekk kon nag wax dëgg yàlla aussi ci ñun nga bokk et sur le plan loolu daal laa xam ne bëggoon naa ko di la ñaanal bu baax a baax a baax. barke borom daaru mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxol imam Serigne Khalifa ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu defe naa boo fi teewee sëñ bi wax na ko léegi ñun sunu buntu yow la ñi ngi jël nuyoob sëriñ bi sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss mi porte parole borom Daaru Muxti di doom ci sëriñ Abdou Khoudoss di sëriñu Amadou mii di ko teg ci sa loxo
nga texal ñu ko ci loxol bépp mbokku kilifa bu fi nekk di kilifa diine wala ngay kilifa aada di nuyu waa ZAC bi yépp di jël nuyoo boo xamante ni nag tamit ñu ngi koy teg ci loxol maire bi nga xam ne mën naa ne tey moo fi teewal état bi ndax boo tuddee état sëñ ñang doon na ko wax ci biir waxam état dafa yaatu baykat bi ci la bokk élève bi ci la bokk étudiant bi ci la bokk képp koo xamante ni yaa ngi ci biir nation bi nag yow yaay état li nit ñi di jaawale état léegi jafe ne état président la wala gouvernement mais état kuy dund ci nation bi rek yaa état nga kon tey maire bi defe naa taxawaay boobu la taxaw moom it ñi ngi koy jox wàccuwaayam sëriñ bi nag nga xamante ni mooy sëriñu Amadou moo ma yebal yëf yi nag dana xaw a diis lool ci man ndax ginnaaw bi ma sëñ bi yebalee sëñ Nalla mi nga xamante ni mooy kilifa Amadou ci famille bi dafa na ma sama kàddu it mën nga koo jël waxaaleel famille bi dëgg la sëñ bi doon wax léegi di président conseil de quartier li mu wax doyoon na sëkk ci famille bi waaye nag comme que ndigalit dafa jot damay daal di jël daanaka ñaari casquette yooyu sëñ Basiru nag lay njëkkee moom dafa amul sago ci Amadou mii moom moo naroon a ñëwal boppam waaye ñun ñëpp xam na ne fi mu ne nii ñi ngi ci màggalu Daaru Karim te ko xam Daaru Karim xam diggante Daaru Karim ak Daaru Moxti ba sànq bi ñuy wàcc bi may wax ak moom mi ngi Daaru Karim jógeegu fa loolu moo tey ñëwul waaye sun borom dogal na it ba Tuubaa géem a dëkk lu fa mën a am buy dogalee fu mu war a teew te xat-xat am man mii lay yebal loolu moo waral mu ne ma demal ma fa Amadou nga teewal ma fa santal ma Amadou ci biiri mbokkam santal ma Amadou ci biiri nawleem santal ma Amadou ci autorité bi kon ngeen xam ne yéen mbooloom Thiès rawatina ZAC jàppale ne lu ngeen sant Amadou rek ak lu ngeen ko gërëm sëriñam sëriñ Basiiru Abdou Khoudoss sant na ko gërëm na ko te loolu nag dafa doy sëkk yaakaar cib taalu bi ndax ki ko sant di sëriñ Basiiru Abdou Khoudoss defe naa lu nit gàtt dégg-dégg war nga koo dégg ci njabootu maam Cerno moom mooy porte parole bi yàlla dogal na am na ngaramul waajuram yépp yi nga xamante ni moom la fi fekkanteel ci jamono la ko tàmbalee ci sëriñ Abdou Khoudoss ba ci sëriñ Cheikh Khady ba ci sëñ Abbas ba ci sëñ Basiru mii tey di xalifa dawram daaru am na ngaramul sëriñ Abdou Lahad mam fi dajale loon am ngaramul sëriñ Saaliwu Mbàkke am ngërëmul ñi nga xamante ni ñoo romb ñooñu ba tey jii kii fi nekk di sëriñ Muntaxa yàlla na sunu borom yàggal ko fi ku dajale ngërëm yooyu nag bu la gërëmee xel war naa dal ci yow Amadou sëñ bi nee na gërëm na la sant na la bërki démb rek avant màggalu Daaru Musti ñun ñëpp nga xamante ni ñi nekk Thiès ñëpp te yaakaar sëriñ Basiiru moom da leen a dajale fii ci këram bi def fi yendu pour créer fi daayira boo xamante ni ñi ngi ko tuddee Mafatihul Bichri daayira boobu sëriñ bi moom mii la jël def ko muy jëwriñu daayira bi fii la ñu dajale loolee tamit nag lu rëy la ci sëriñ bi kon sëriñ bi mi ngi lay ñaanal lii nga xamante ni ñi ngi la koy nommé tey drapeau bii nga xamante ni tey ñi ngi la koy firndeelal fii yàlla na yen bi oyof lépp loo xamante ni mbokk yi gis nañ ko ci yow ba tax ñoom ñu jël seen yaakaar jëpp teg ko ci yow pour ñu def la délégué sëriñ bi nee na loolee njort loolu ak lépp loo xamante ni yéene jooju gis nañ ko yaakaar nañ ko ci yow yàlla na la ko suñu borom defal ci barke borom daaru te am na ci yaakaar itam nag ndax ñi fi ñaan ñëpp war naa tax yaakaar juddu
leneen li ci topp nag muy wàllu mbokk gi sëriñ naa la lim ma wax lu leer la rakkam nga joo xamante ni jege nga ko déggal ko nee na mbooloo mi am naa la mi ngi leen di sereel ne Amadou amul lenn lu muy yëkkati te diisoo wu ci ak moom amul lenn loo xamante ni moom dana ko ci jox ndigal te defu ko lum naroon a dugg bu nekkoon bu ko def mu bàyyi ko bir ne ko ne tey même lii ñu ko doon demee tey bu nekkoon bu ko jël du ko jël loolu nag ah defe naa respecté kilifa mun koo weesu mooy dégg ndigal topp kilifteef fonk kilifa kon sa mag nal la noonu la sëriñ Basiiru di ñaanele noonu la ñaanele ba nga xamante ni yaakaar ji nga xamante ni moom la mbooloo mi am ci yow ba joxañ la depuis 2010 defe naa lan wax fii yaakaar jooju yàlla bu ko sunu borom nun koy tuddeeti neenal liñ ci yaakaar yëpp yàlla nañ ko gis ci barke borom daaru nee na it nag mi ngi ciy profité di sant sa soxna Faatu ndax bu sa xel dalee ba ngeen di ànd ba léegi macha allah ba tey lii mën a am ah defe naa nee na li tubaab di wax ah à côté des grands hommes il y a une grande dame daa fekk ne kon soxna Faatu li mu war a def lépp macha allah matal na ko defe naa soxna si wax na ko léegi kon nag soxna si ginnaaw sëriñ bi ci cantam xamal ne yaa ngi ci biir sëñ naa la it mi nga xamante ni mooy kilifa sa borom kër mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla bu nu séddalee dara ci seen ginnaaw ci barke borom daal monsieur le maire sëriñ bi nee na mi ngi lay dénk sëñ Amadou am na yaakaar ci yow xëy na miinantewu leen waaye nag xam nga ne ci yoonu murit ki nga xamante ni mooy porte parole di organiser màggalu Daaru Musti ak màggalu Daaru nga xam ne c'est le deuxième màggal après le grand màggal de Touba ku koy organiser war ngaa xam ne xam na luy état xam nga ne it am na relation ak autorités yi kon xam na lii seen taxawaay mi ngi ñaan nag taxawaay boobu nga xamante ni moom ngeen am mi ngi lay dénk Amadou di la dénk quartier bi ba lépp loo xamante ni ay projet la wax ak taxawaay boo ko mën a taxaw na nga ko ci jàppale ndax yaakaar dafa fort te mbooloo mii Amadou gënu leen ci lera ba ñu xëy nome ko loolu yaakaar jooju mi ngi lay ñaan nga dugal ko ci lépp loo xamante ni projet la pour lu jógati pour lu yëkkati ZAC bi. ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu kilifa yépp kilifa diine yi ak kilifa aada yi sama tonton yow man damaa kontaan si yow maa la raw voilà man la madame Kébé Oumou nekk doom si l'écrivain Feu Mbaye Gana Kébé nekk doomu Thiès nekk coordonnatrice de la zone nord de la coalition And Siggil Thiès bu Abdoulaye Dièye parcourir tous les 19 quartiers de la zone nord kon monsieur le maire xam nañu zone nord bu baax a baax dañ lay féliciter. bu loolu passé ma nekk présidente d'un réseau entrepreneurial des femmes africaines au niveau international, présidente du Sénégal et de la Gambie. Je suis dans l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. bu loolu passé ma nekk doomu ZAC bi jël porte-parole jigéenu ZAC bi bokk ci staff sama papa le délégué Amadou Gaye, un homme pétri de valeur. yow dañ lay tiitaroo tey su may wax ci yow ba suba du ma fi jóge ndax sa mission da nga ko remplir te sa adjoint tonton ñaa jàppale la ci te li may wax je parle en connaissance de cause li ngay liggéey di ko wane li ngay liggéey ci suuf moo ëpp ndax ànd nañu ñun ñett muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj pour les réalités de la ZAC. Au passage am nga nuyoo président Abdoulaye Dièye nee na lépp luy Thiès bu ngeen ko ci woowee da ciy taxaw ndax nee na ZAC bi quartier am la nee na Thiès mooy ville am kon fu ngeen ko woo rek dina ci def loxoom nee na mi ngi lay remercier tey bëggoon na teew mais nekk fi. daf ma woo ni ma dama am empêchement de dernière minute mais madame Kébé nang ma santal na nga ma gërëm le délégué de quartier
ndax dañ daan ànd ensemble ci ZAC bi muy taw ñuy affronter naaj bi ak visite de site ak le délégué Pape Moussa Thiam ak l'entreprise LSE pour l'électrification de la ZAC ñuy affronter jaan yi ensemble ñun ñëpp kon nee na mi ngi lay sant di la gërëm dafa am empêchement moo tax ñëwul nee na yónnee nuyoo bi naa la ko jox kon ñi ngi lay remercier di la jaajëfal bu may wax ci yow ba suba duma doyal ndax li nga def ëpp na livre di la wax ni rëcc wuñu dara nag ci lañ la defee délégué de quartier ndax yow yaa fal sa bopp ba pare yow suba ngoon bu jég bëccëg rek ZAC bi moo la ñor di féliciter monsieur le maire nag Birame Souleye bu baax nag gaa nag maag yow bokkuñu coloration politique mais man doomu Thiès la te naw naa la waaw sa maire la naw naa ko bu baax parce que nit ki aussi nag da nga koy nangul ndax da ngaa falu imprégné wu des problèmes de la ZAC sa maire de la ville falu ñëw visite au niveau de la ZAC malheureusement bi mu fiy ñëw j'étais en Tunisie nekkuma fi woon kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaan lii ngeen commencé ngeen àggale ko yàlla oyofal leen yan bi aussi di leen wax on vous accueille à bras ouverts parce que ZAC bi dafa bëri ay potentiel wax nañ ko sànq du ma ci dellu si waaye loo yaakaar ni war nañ la ci mën a taxawu au niveau du développement de Thiès mais surtout de la ZAC n'hésitez pas maintenant nag comme man jigéen ñi laa fi nekkal monsieur le maire nag dañoo am ay doléances ndax suñu papa lu ko mën li mu mën mi ngi koy def mais dafa am foo xam ne juridiction am foofu la yem kon di la ñaan ñun jigéen ñu de la ZAC nga bàyyi ñu xel bu baax sur des subventions sur lépp loo xam ni ñun jigéenu ZAC bi mën nañ ci bénéficier wu rek ñu lay ñaan nga taxawuñu ñun foo ñu woowee rek dinañ la wuyu di la wax marché bi soxla nañ ko torop ndax nag marché ville bi dafa metti te am nañu espace boo xam ni dagg nañ ko visiter nañ ko donc ñu lay ñaan nga taxawul ñu ci say projet infrastructure marché de la ZAC nga dimbali ñu si bu baax a baax a baax a baax école primaire yi aussi parce que école privée rek lañ fiy am donc infrastructure yooyu noonu ñi ngi lay ñaan nga taxawal ñu si durant ton mandat votre mandat sax voilà donc di la wax jaajëfa kontaan nañ ci sa teewaay kontaan nañ ci sa équipe liñ la wax écoute am na solo nga ñuy bàyyi xel bu baax parce que ñun ñoo jege sa maire yi zone nord yëpp moo la fal mais ñun dañu jege sa maire yi te la ZAC est un quartier très bien organisé loolu na nga ciy bàyyi xel bu baax donc di la remercier di remercier mbooloo mi. di nuyu sunu maam sunu wéyjur Baye Souleymane ak Serigne Amdi ak délégué de quartier yi nga xamante ni yëpp ñoo bokk teew fii ci bis bi nga xamante ni Pape Amadou Gaye sunu wéyjur moom itam moom la ñu war a samp délégué de quartier. wa guddi mi ngi ñuy bëgg a tànc waroon nañoo am kàddu yu bari yu am solo yu ñu waroon a yëkkati xam naa ni dinañ ko tënk def synthèse ba jëmmi jamono ñu dajewaat pour ñëw ci gën cee xóotal li ñu bëgg a wax fii mooy lii ñuy def yoon moo ko santaane ndax li ñuy doxal nii yëpp yoon moo ko encadré moo wax ni maire bu ci nekk walla maire bu ci nekk yaa ngi yilif ay quartier yooyu am na ñoo xam ne ñoom ñoo fay loxo maire walla loxo municipalité ba yoon moo ne ñu ngi leen tuddee délégué de quartier yoon wëlbatiku wax ni loolu ñuy def ci anam bii ak ci anam bii ak ci anam bii lañ ko mën di defee wëlbatiku ne leen yéen nag délégué de quartier bala ñu leen def délégué de quartier faaw ngeen def parcours du combattant mooy nàmm jikko yi seet ndax méngoo naag jikko yi ñuy seet day ñëw at ba ndax méngoo naag at wa day ñëw ndax yaram wa nangu na ba saay suñ ko woowee àll buñ ko doon defaat nag xëy na suñu bàyyi moom dañ koy éliminer ñu ndax bu ñu waxoon ne kaa ñu daw 50 mètres ndax danañ ko mën a daw maanaam physiquement comme nag moom nee na xel maa ngi fi nañ jàpp ni physiquement tout est là du dëgg su ko defee kon yi nga xamante ni mooy condition yoo xam ne dañ ne war naa mën a dajale ci dënnu jëmm ji ñuy tànn
ñu ne mën naa doon délégué de quartier. loolu nag daj na matale na amul benn naatable ci li jëm ci Baye Amadou mi njaboot gi teew na wax nañu municipalité bi teew na gis nañu délégué de quartier yi teew nañu gis nañu wax nañu ndax ñi wax mandarga yi nekk ci yow ñoo nekk ci ñoom ba tax ngeen mën a daje sunu maam Souleymane wax na ko Baye Amady wax na ko Baye Amady wax na ko mooy ni mat na sëkk doy nga ñu pour délégué de quartier danañ la samp ni ko yoon waxe ni kaay jëmmal loolu war ngaa dimbali askan wi dimbali maire ci kàddoom di yegg ci lan ci wàllu lii nga xamante ni bi bokk na ci liggéeyu maire mu war a yegg ci askan wi mu jëm ci wàllu cet ak cetal ci wàllu information ci wàllu sécurité ci wàllu programme yi nga xamante ni bi bu weesoo maire état da koy teg te mu war a yegg ci askan wi seen loxo lañ koy jaarale muy bis ni ki tey ci ZAC bii nii fii officiellement ci sa loxo lañ koy jaarale mu mën a yegg ci askan wi bokk na ci itamit li ñu bokk ñun ñëpp te kenn mënu koo xàccee dem ak moom muy doxal suñu askan li koy doxal nag faaw ku ne comp ci dugal ci dara muy wàllu fiscalité bu dee état la wala bu dee local la lu ci mënti am wala fiscalité bu jëm ci parafiscalité boo xam ne commune bee ko moom taxe municipale nañuy informer askan wi ne leen seen wàll lii lay doon parce que bu ñu taxawee ñu ne maire bi moo war a dimbali nit ñi ci lii faluñu maire bakoog loxo yi kese dañ naan ko ñun lii lañu am teg ko ci loxoom loolu ñu am nag bu tollee ci junni nañ ko laaj soxla yoo xam ne bu dajee yëpp ci junni lay toll bu ñu bëggee mu toll ci ñaari junni nag nañu yokk li ñuy génne di ko ci teg mu mat ci ñaari junni ñu ànd nag lépp teg ko ci transparence sellal ak doxal ci teg ko ci yoon bëgg lu ci ne luñ ci yëkkati teg ko ñu xam ne fii la jëm suñu ànd nag dina yomb lool sax ndax danga nekk fonctionnaire ànd ak ay délégué de quartier ànd ak waa askan bi di liggéey ba yegg si fii pare war a teg say bagage ñu ne jëlaatal am na lu ñu lay dénk dañoo continuer de la wóolu ñun sob donc moo ñu dugal ci mairie mais fonctionnaire lañ comme yow dañoo prêter serment pour être au service de la citoyenneté uniquement au service du citoyen et dans la toute grande loyauté loolu nag fañ ñu formé fépp la ñu toppee moo tax bu ñuy ñëw ci municipalité mënuñu ko bàyyi fee ndax loolu la ñu formé loolu la ñuy indaale kon ala kulli xaal su ma neexoon ne sama mag nga ci wàllu woowa kon mu ànd dina yomb taxaw ma fi nag ngir parti politique wallahi duma ko jëfe dama bëgg mu leer ci ñëpp bu ma kenn di xoole ni fii laa bokkal benn parti dong laa bokk muy Thiès Nord benn parti laa bokk muy Thiès Nord xamuma ku sol mbubb mu weex xamuma ku sol mbubb mu jaune képp koo xam ne ki am na loola naqari ñëwal man bu ñuy wax sens de l'écoute je ne suis pas prétentieux su ma nee je ne suis pas prétentieux damay jàngale ENA di jàngale université ñëw ci politique c'est le plus grand hasard moo ma ci indi c'est le plus grand hasard ndax man toogoon université moo ma gënaloon bàyyiwuma ko tamit ndax la ca war pour dellu université maa ngi koy def su ko defee kon loolu ku ko bëgg faaw nga am le sens de l'écoute ma bëgg a wax ni bañuñu ku ñu critiquer bañuñu ku ñu jox conseil bañuñu ku ñu dimbali bëgg nañ ko am nañ ci yaakaar ni ñi fi toog ñëpp ak ñi fi nekkul te nekk ci biir quartier yi daañu dem seeti leen ñun nag amul lu ñuy njëkkante wuñu dara def lu baax teg suñu tànk fu wóor moo tax la prise en main d'une municipalité n'est pas chose aisée faaw nga xam faaw nga déglu faaw nga dajale li nga dégg yëpp nag bañu doon benn nopp faaw nga xalaat wuti lu lay dimbali faaw nga ñëw waxtaan ak nit ñi ne fan lañ jëm lii laa andi lan ngeen andi waaw loolu nag kenn mënu koo def ci peur ak ci yàkkamti parce que tubaab dafa ni l'accoucheuse trop pressée risque de se saisir de ce qui n'est pas la tête du bébé te loolu nag ñun fasuñu ko yéene dégg nañ li ñu fi wax
dégg nañ liñ fi wax yépp ci wàllu jigéen ñi ci wàllu sécurité ci wàllu li nga xamante ni bii yéen a ngi koy doxal le désastre qu'il y a à être agressé chez soi. On parle en connaissance de cause parce que nous l'avons vécu nous-mêmes. kon ku mu dal xam nañ li la dal lu mu doon état nag dooleem moo yeggut fépp municipalité nag dooleem moo yeggut fépp moo waral le sens de la concertation et vous avez posé les premiers jalons et nous n'allons pas cesser de vous accompagner parce que le cadre de concertation idoine sera mis en place pas pour simplement pour la ZAC mais pour toutes les communes de Thiès Nord. Et l'expérience que vous avez, les potentialités yi nga xam ne am ngeen ko fii mu fi yeewoo war nañ ko jël diri ko ba mu yegg fële ca jasab ndax jasab it suñu jigéen ya fa nekk bu ñu wàccee ca tali bi bu timis jotee bu ñu dox dugg ci dëkk bi bu làmp tàkkul jaaxale la ñuy doxee tari salaatul fatiha ba keroog ñu yegg seen biir kër kon expérience bu fi mënti amit nañu bokk taawul ji ñuy toog ñun ñëpp waxtaane ko xool nuñ koy wesaaree ba mu baaw naan dugg ci kër yëpp. police ñi ngi jim la ñu man mais bu ñu leen joxoon 100 ci wàllu effectif mu des ñu ne leen fu ana oto ana carburant ana les moyens humains loolu lépp ce sont des préoccupations mais bu ñu nekkee ci gestion boo xamante ni bii les éléments ne suffisent pas on travaille dans la rationalisation et dans la définition de vraies priorités loolu mooy li nga xam ni daañu leen ci invité ñu toog waxtaan ci li ñu fi waxoon nag ñoom ci jóge woon ci municipalité bi ñëw fi tout nous engage lépp lu ñu fi wax ça nous engage et on reviendra comme on ira dans tous les quartiers de la commune de Thiès Nord commencé nañ ko duñ ko bàyyi lu dul ni dafa daj waxtaan ak ñëpp génne les vraies solutions andi liggéey ci def ci jàmm ak salaam ba yàlla dimbali ñu li ñu bëgg a yegg ñu yegg ci li nga xam ne suñu doole yeggewu fa ñun ñëpp ñu ànd xam ne suñu doole yeggewu fa dem wut kuñ ci dimbali pour prendre des raccourcis. Baye Amadou waa ZAC nee nañu d'accord nañu ak yow Baye Amadou Touba nee na d'accord na ak yow mais bu Touba d'accordee Tivaouane dina d'accord Kaolack dina d'accord Ndiassane dina d'accord Yoff dina d'accord Madina Fall dina d'accord Kër Alaaji Ahmed Ndiéguène dinañ d'accord ñëpp d'accord nañu te su ma waxee foofu it mu leer la ni fàttewuma le clergé catholique ils seront fondamentalement d'accord nous sommes une seule famille def donc la ñu bëgg lu baax yàlla nañu ko yàlla yombalal su ko defee kon bu ngeen ñu ko mayee ñun ñu wax ni maire de la commune de Thiès Nord ci li nga xamante ni bii moom la yoon yëkkati teg ko suñu loxo ñun ñi ngi yëkkati waat loolu yow Pape Amadou Gaye di la samp ci li nga xamante ne bii mooy les fonctions de délégué de quartier de la commune de Thiès Nord ma wax ko ci tubaab en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi. Monsieur Pape Amadou Gaye, nous, maire de la commune de Thiès Nord, vous installons officiellement dans vos fonctions de délégué de quartier de la commune de Thiès Nord. On vous remet le sceau de l'État du Sénégal, le drapeau. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Assalamu alaikum mbooloo mi. Monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal ci ZAC bi di la wax suñu mbégte ci recevoir la fii barki dem rek sa équipe municipale ñëw nañu seet si suñuy dëkkandoo yu amoon ay tolof loola rek déjà nekk na ci nun symbole bu am solo ci ni li nuy dund soxal na la Papa président El Hadj Souleymane Kanté ñu ngi lay nuyu
di bég sa teewaay fii di seereel mbooloo mi ni jàppoonu simplement comme délégué de quartier da nga ñu def doom ñu def la waajur def la kilifa kasaalika sëñ Amdi Moustapha Lo délégué de Medina Fall di suñu sëriñ moom tam suñu relation weesu na délégué de quartier délégué doom ak papa la taalibe ak sëriñ la kon ñu ngi fab suñu nuyoo teg ko seen loxo suñu cant suñu ngërëm ngeen jottaleel ñu ko l'ensemble des délégués de quartier de la ville de Thiès góor gi xam naa ni ñëw bi yombul mais def nga ko xam naa ni toog bi yombul mais def nga ko sant nañ la gërëm nañ la yàlla na yàlla yokk saw fan te may nu li nga am nag 105 ans monsieur le maire kontaan nañu waxtu wi dañu xaw a xoj li ma waajoon lépp note bi duma ko génnee sax damay dem ni ma ko sentir rek yaa ngi ci ZAC bi composé de 3 tranches une première tranche fi lañ nekk nii ça fait 80 hectares deuxième tranche 140 hectares troisième tranche 40 hectares pour un total de 5730 parcelles yoo xam ne benn bu nekk dañ ko def R+1 ou 2 ou 3 un peuplement très dense kon bàyyi leen ci xel bokkul ak nag ZAC Est bokkul ak ZAC Ouest bokkul ak ZAC extension te yooyu yëpp fii la ñu bokkul ci 5700 yi kon mu mel ni fii bu ñu ko bàyyiwul xel danañ am mbett te firnde yaa ngi tàmbali génn juróomi kër braqué nañ leen fi lu jiitu loolu suñu mbokk mi Faramendi lañ fi njëkk attaqué guddi bëgg a nangu otoom ñu teg ca ay fan ñu attaqué file beneen kër ci weer wii ñu génn 4 ou 5 maisons subir nañ fi ay cambriolage yu métti très violent papa ñu bàyyi la nga toog taxawaay bi ñu bàyyi la nga toog loolu nag je prends la ZAC à témoin bokk na ci lu sabab violence bi obscurité bi nii timis a ngi jot bu timis ji maasee kenn dootu génn fenn dafay lëndëm këris kenn du ñemee génn ndax agresseurs yi ñu ngi fi mais rampants yi ñu ngi fi damay bañ a tudd tur bi les rampants kon nag c'est un problème très sérieux ku tëdd doon nelaw parce que père de famille bu toog ba 3 heures du matin ñu yee la teg ci sa bopp jaasi teg paaka ci sa baatu doom ni la génneel li nga am mbaa fii la seen i fan di yem te ñeenti kër def nañ ko fi te ñeenti yëpp génne nañ lañ amoon sàcc seen oto yóbbaale ko benn kër moo échappé parce que ñoom dañ ko teel a yëg génn jëflante ak ñoom kon soxla nañ dimbal il est vrai que la police de Nguent gàcce ngaalaama chaque nuit dañ def au moins 2 rondes au moins monsieur le commandant nee na ma léegi sax dafa am oto bu ñu fi positionné mais ZAC bi dafa yaatu te foo jaar dugg l'électricité dans les maisons ñu mën a am ay alarme mën a am ay vidéo mën a am ay caméra l'électricité dans la ZAC muy éclairage public loolu daal jàpp na ni buñ ko amee déjà cadre de vie bi dina dina soppeeku bu baax ñu ngi la koy diis électricité continue même ay lampadaires solaires baax na en attendant solution d'appoint. bu dee alal bari nañu ëpp kon man lan lañ ma fale ñoom ñoo ko xam mais man de kon li ma leen mën a delloo njukkal moo di fonction délégué de quartier bii j'entends l'assumer honnêtement j'entends l'assumer utilement j'entends l'assumer dignement boobu sax moom gën a sonal ndax dafa dem ba bu may dox ci biir dëkk bi ci circulation bi dafay dem ci sama liberté d'action nu ma daan taxawee ci mbedd yi jëflanteeg taximan yi yooyu yëpp damay jomb naa ñu romb ni lii délégué ZAC mooy nekk fii di wax li nga def kon loolu di ko seereel waa ZAC bi di wax ni rek suñu ma gënul man gënuma fi kenn kon nag daal la sëriñ waxtu wi xam na mais dinaa wax li sëriñ Abdou Lahad waxoon man daal suma délégué de quartier bi j'entends ma exercer ko ci di jëlale ak di jéggale la sëriñ Abdou Lahad waxoon nag moo di fépp foo seen njariñ na nga ko jëli boo ci jotee ba ñëw ci penc mi bu ko dugal ci kër bu ko dugal ci
na nga ko indi ci penc bi ñëpp ci sa ndox buñ koy séddale nangu caa gën a ñëw néew cër mais li nga xam ne mooy baat nga xam ne ci bopp lay sax nga xam ne yow lañ ko def fas naa ko yéene téyel sama bopp ba képp ku ci def dama la ko waaw waaye nag lépp ci kaw yërmande ci kaw ànd koog nit ñi ku ci war a jot ci ku ci war am jot ñu jox ko di dellu nag sant sama collègue yi nga xam ni fii ngay seen nii Dakar la jóge depuis 1973 ba léegi tàggoo wuñu ñi ci des ñëw ci gannaaw ak ki doon wax di leen sant parce que ba nu ko àndee rafetal nañ ko tey dara ñaaw di sant sama mbokk yi taxawu nañ ma jàppale nañ ma parce que sama frère bi Daaru Musti la jógee te dafa bàyyi ay itte ak ànd ak ñeneen une forte délégation kon mënuma leen fay di sant nag alaaji mi di ko yóbbante sant ci sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss di sama sëriñ sama wasila man de sama soxna maa ko yóbbu mag waaye man sama sëriñ moo ma yóbbu mag 2011 sëriñ Bassirou ci kanam tooguma lu may entre 11h30 et minuit maa ngi Kaolack mu ne ma ndax sa passeport mu ngi ak yow ma ne ko waaw mu ne ma ndax mu ngi valide ma ne ko valide na mu ne ma balaa midi na la fekk Dakar da ngay aji mag 2011 kon nag sëriñ bi man maa ko mënul fay di ko sant di ko gërëm xam naa ni ñëpp xate la ne kon dana ñëw mais comme alaaji ñëw na rek mel na lay teew di sant sama soxna parce que nag jàppale na ma yàgg na lool te wax dëgg yàlla gàcce nga alaam di leen seedeel sama sant ci sama doom yi kenn ku ci nekk bu weer dee woon man la li ngay percevoir dama ko soxla da nga ma ko jox te doo ma ni loo koy doyee doo ma ni kañ nga ma koy delloo doo ma ni lu xew da nga ma ko jox woon ma gannaaw su ma ci waxaat bi doo ci wax te loolu yëpp nag bés bu mel nii yombul war naa koo seede ci kanam nit ñi seedeel leen voilà ñaaw mii nag yoroon micro bi Zak bi man waxuma man mais Zak bi amuñu fayam parce que ba ñu ko tàmbalee ba léegi ñaaw bis bu ne guddi bëccëg taw ngelaw mu ngi ci Zak di liggéey egg na ba ci vol yi ñuy wax moom moo organisé ba am service de gardiennage man defuma lu mooy mu may rendre compte kon nag ñaan monsieur le maire monsieur le président du délégué ci seen tour di leen seedeel sant Zak bi ci Amadou Niang lay moom nag di ñeneen ku leen juum ndax Oumou Kébé mi taxawaay boobu la am Maodo Dieng taxawaay boobu la am ak ñeneen ak ñeneen Mori Kouma bari nañu jigéen ñi moom monsieur le maire jigéen ñi bëgg naa nga rendre leen une visite spéciale ndaxte dañu organiser wu taxaw ci liggéey te gisuñu ay bunt yu bari ñu am fii un marché construit à 75% nga xam ni il suffit un petit effort mu egg dootuñu demati marché bis boo fi ñëwee maa ngi lay invité nga def la visite des chantiers inachevés fii CM la fii ci gannaaw école primaire fële c'est un poste de santé une case des tout-petits un marché benn stade esplanade ak des mosquées yoo xam ne yëpp benn ñaar ñeenti mosquées yoo xam ne yëpp maa ko defee ba seen autorisation construire pour ci Zak kon noonu vraiment li ñuy séntu ci yow vraiment mooy nga jàppale ñu ba ñu suñu plan de développement de quartier qui existe déjà ñu mën ko def dégg nga doyen Cheikh Thiam bi mu wax bu ma ci dellusiwaat en tout cas monsieur le maire dañu am yaakaar ci sa équipe ndax li nga wax nga ni nekkuloo fi parti politique da ngaa ñëw pour liggéey keroog ba nga convoqué délégué de quartier yi dégg nañ sa wax mu dal suñu xel ñoo ngi toog di la xaar vraiment wax nag dafa yomb parce que xëy na bari na lu ma war na wax loo xam ne waxuma ko mais parti ko fekkoon pour leen ñu ne daal di sant suma goro yi parce que itam nag wax dëgg